préfet daa bëgg a dugg. waaw nee na ñu may ko. préfet yi tax ñoo bëgg moom mooy dama laaj. ñaari laaj yi waaw ñooy arrière d'accord Baye Fall génn leen yéen ñaar. Donc, monsieur le maire, monsieur le préfet, dañu dajale tey fii dajale fi waa Bambey yëpp délégué quartier yi ñëw toog njaboot gi ñëw toog moo di xew-xew bu xam ne jàmm rek la ak teraanga joo xam ne dafa jóge si suñu mbokk américains yi contre la paix. Sakoura Badiane di doomu américain ñëw fii jël tur waa Bambey kilifa gu mag Bambey ñëw nag bu ma gisee jógee Bambey daje ak monsieur Badiane di développement communautaire. ba mu ñëw aussi suñu benn jigéen ci ñuy tuddee donc Diallo Asukan Diallo moo ko fi indi ñu ni Bambey la bëgg a dimbali ñu ni Bambey nu mu koy dimbalee ñu ko bëgg a dimbale si mbalit loolu mu waxtaanee ko ak code monsieur Badiane ba ñu loolu rafet la muñ ne danañu jàppale nu muy jàppale mooy lan ñoom américains yi bëgg nañu ku ñu jàppale fekk ci sa loxo mu ne lu ñu bëgg a jàppale ñu si njaboot gi monsieur le maire ni kat njaboot gi moom kenn du ko si njëkk moo waroon def lépp kon bu nit ñëwee dama lay jàppale day si daal di sawar ñu ni jàppale bi nu ñuy tëddee mu ne bu dekkee ñeent ñoom nañu def ñett yi mais na mairie Bambey def benn bi ñu daal di si sawar lool projet bi tourné aux environs de 6 millions 1 million 856 mille yi mairie Bambey moo ko def ak Grosep 4 millions 150 mille yi projet bi moo ko def di Sakoura mi de ñun duñ ko dee dinañ ko jëndee matériel set parce que cet mooy lépp quoi cet mooy santé cet mooy topp yàlla cet mooy aussi dem si ak dignité moo tax ñu ni nu ñuy def ñu ni ñoom de tàmm nañu koy dugg dañu bëgg lu ñu defar après am pérennité mooy mu sax ba tax na kon genn wàllu xaalis bi dañ ci jël loo xam ne dañu ko jox GIE bi nga xam ne muy Grosep ñoom dañu ngi liggéey guddi si mbedd def juróomi at te GIE yàgg naa néew na mu def lu mel noonu ñu ne kon jënd juróom benn sareet jox leen sareet bi di jëlee fanweeri ko daanaka fanweeri junni muy 840 000 ñu jënd ay poubelle 200 poubelle ñu ne njaboot gi moo tax ñu liggéey kon njaboot gi dañu ay poubelle ñun ñu délégué de quartier yi nga xam ne ñoo fi ne quartier bu nekk nañ di 20 personnes muy 200 poubelles mu tegaat sax ni dañu may 30 poubelles parce que chef de service aussi ak service yi nekk Bambey soxla na aussi ñu ngi jëkkoon mbalit muy 230 poubelles mën naa ko détaillé day gën a gudd ci yoon yi mayee ko mais ñu xam nañ monsieur le maire si sa ndigal yaa ñu joxoon ñu jàppale ko fii la ñuy toll ba tey jii lii am donc am na loo xam ne joxoon ko GIE bi muy Grosep mu dem am na loo xam ne seen njaboot lañu ko dolli di joxe pour ñu mën a donc fàggu seen bopp si saleté bi ak déchets yi lii daal mooy en résumé li nga xam ni moom ci daje léegi nag dama jox kàddu gi Grosep maam Aliou léegi xam ngeen ko moo fi ne mu jël kàddu si moom bu ñu paree délégué de quartier yi kenn dañ jox jël kàddu bu ñu paree Sakoura Badara Badiane chef de service départemental développement communautaire moom mi nga xam ne aussi lu bari si loxoom la jaar jël si kàddu lii daal mooy waxtaan wi bu ñu paree rek monsieur le maire nga tëj ak yaag préfet ngeen di yéene kilifa yi ngeen Sakoura dina jow dina si voilà d'accord kon nag maa ngi nuyu ñëpp monsieur le préfet maa ngi nuyu monsieur le maire di nuyu ñëpp Xalifa taxawaay bi rafet na yëpp ñun ñoo ko ànd liggéey ko ba mu toll fii di leen wax nag ñun ñooy procès Grosep te Moustapha Diaw jiite ko di président bi yàlla gestionnaire muy Alaaji Ilimane Dieng chargé du matériel muy Abdou Diouf ñu nga àndal ak jigéen ñu àndal muy Asukan Diallo ñoo xadi si ñëpp ñi ñu àndal ak ñi ñu représenté ci quartier yi di leen wax nag lii ku ko def ñun nga ko defal parce que ni nga ko waxee juróomi at a ngi nii ñuy yëngu ci mbalit dañ ciy yëngu yor suñuy charrette mais rayon Bambey ni mu yaatu na yaatu goo xam ne soxla woon nañu appui bii ñun soxla woon nañu ku doon ne ay poubelle ñu def ko ci quartier yi dolli ñu ay charrette ñu mën a jël li nga xam ne mooy rayon Bambey yëpp mën koo jël ni ñu ko bëggee parce que mbalit ñu xaritu kenn ñuy ci biir loolu bu ñëw sori ma gërëm nag ñi nga xam ne ñoo koy am parce que ñu yaru ñu baax lañu wax dëgg yàlla mooy suñu charité yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne poubelle bu ñu la ko joxee pour mbalit a tax ñu jox la ko mais kenn joxula ko pour def ndox kenn joxula ko pour def ceeb wala dugub wala yooyu ndox lañ ci kii lañ ci mbalit lañ ciy def parce que produit chimique daf ci am dañ ko mooñaale ak tooke kenn du ko utiliser pour leneen loolu mooy li may dénk usagers yi et puis nga koy teg foo xam ne fu accessible ba nga xam ne charité bi nga xam ne moo koy war a ànd dana ko mën a jël lii itam ñu koy rafetlu parce que mairie bu àndee convention ak corps de la paix ñu am loo xam ne ndimbal la mu xalaataale ñu ñun waa Grosep ñu ngi koy rafetlu monsieur le maire te di leen ci sax ñu ci génne di ko seedeel monsieur le préfet parce que suñu ànd dafa yàgg ñun bi ñuy démarré
fii ñun ak yéen a démarré seen législative muy municipalité bi ñun ñoo àndandoo bi ñu gañee projet dañu xaar ba ñu taxaw ñoom ñu ñëw ànd ak ñoom fii la ñu defaale démarrage bi Khalifa mi moo ko présidé keroog nga voyage monsieur le maire waaw kon nag ñu ngi leen di wax ne lii ngeen def ñun lañ ko defal dañ ko joxe nag ku bëri mairie da ko may ak porte de la paix gratuitement 1000 francs yi ñuy laaj adhésion la boo xam ne ñun ñoo koy laaj ñun waa GROSEP ñun kuy dugg ci yëf itam da ngay adhéré 1000 francs chaque mois nga fay ñu 1000 francs lii rek la woon monsieur Père ba mu gàttal di sant nag di sant nag suñ collaboration ak les chefs les délégués de quartier vraiment ànd nañu moom liggéey bu am solo li ñu jàppale ñu ci ñu war a jàppale 10 délégués de quartier yëpp booy yi séddale nañ ko war jox nañu liste yi macha allah dinañu ànd loolu la ñuy collaboration ñu ngi koy rafetlu di leen gërëm di leen sant di wax. jërëjëf Bamale. asalaamaaleykum monsieur le préfet ñu ngi lay nuyu monsieur le maire délégué de quartier ñu ngi lay nuyu dañuy jaajëfal nag Sakoura jërëjëf Sakoura def nga lu rafet def nga lu baax ndax délégué de quartier yi kat ñooy auxiliaire administration ca quartier ba kon ñun ñoo jaboote quartier kon boo yëkkatee lu teraanga ji toll nii muy doon loo xam ne dafa baax ci ñoom baax ci seen wér-gu-yaram baax ci seen jaamu yàlla kon du ñu mën lu tey gërëm la gërëm maire bi gërëm monsieur le maire bi nga xam ne ba mu yëgee projet bi la nekk sama njaboot la ñu koy jox kon man tamit dinaa ci dugal sama loxo Maale ñu ngi lay sant ndax seen taxawaay rafet na mbalit mi kat yéen a ngi ciy dimbali yéen a ngi dimbali njaboot bi ndax liggéey am na ci ñoo xam ne ñu ngi ciy fayu weer di ko jëmee ca seen i bokk ak seen njaboot kon loolu bu ngeen amee xalaat bu mel noonu boo xam ne day soqali département bi day soqali commune bi ñu leen ci sant bu baax a baax ñu ngi ñaan yàlla nag projet bi yàlla na ko yàlla saxal kenn ku nekk gis ci sa bopp. jërëjëf délégué de quartier di jox donc kàddu gi. maa ngi nuyu population Bambey di jiital si nuyoo bi monsieur le préfet nga xam ne moom moo fi nekkal le président de la république nekk aussi ki nga xam ne ni moom mooy gérer lépp luy département de Bambey si wàllu administration di ko jox cëram bu mat di nuyu monsieur le maire di nuyu le maire adjoint aussi di nuyu le partenaire muy GROSEP dans le département Allé di nuyu Sakoura nag Sakoura nga xam ne moom aussi man maa ko jox tur boobu noonu Sakoura Badiane nga xam ne pour lu tax ma jox ko dinaa si ñëw après di nuyu les délégués quartier ak nuyu ñëpp di wax ne tey jii man lu moo def lu dul am contentement di wala may sori sax damay gërëm monsieur le préfet parce que su xasee ba taxaw sax man waru moon jël kaddu parce que moom moo ñu représenté ñun ñëpp donc kaddu gi moo bàyyi ma jël maa ngi ko si jërëjëfal di wax ne lii lépp pour njariñu askan wi la su mënee demee ba am nag mën naa ne grâce à Sakoura yàlla dafa dogal xëy na ñëwam si man la jaar fii si département de Bambey parce que askan bi mu amee idée bi dafa ñëw si man laaj ma sama xalaat ne volontaire daan am Bambey te ñun depuis ay at a ngi nii amul Bambey te soo bindee xëy na yàlla mën naa def mu am man na ko nan laa mën a def mu daal may am ko moo booleel ma laaj ko avis mu wax mu bind jaare ko par la voie hiérarchique yàlla dogal ñu envoyé ma ko mu ñëw nekk si man tamit ñëwee tamit moom moo gëstu ñuy taxaw di liggéey ñu dem fi ñu war a dem yëpp nag mu xool daal mbalit bi mu metti ko lool mu ne monsieur Badiane lii ma gis ni muy mbalit bi nekk Bambey xaw na maa métti su ma sañoon naa def saafara ma ne ko loolu de dafa am koo xam ne ni ma koy gérer bu la mairie gestion de l'environnement fii au niveau du département c'est commune de Bambey mairie moom moo koy gérer léegi li ñuy def moom mooy nañu taxaw ñu xalaat si bu ñu xalaatee ñu dem jébbal ko monsieur le maire jaare ko par la voie aussi administrative dem si préfet expliquer la situation ñëw si mairie expliquer ko ñu jox ñu ndigal ñu taxaw liggéey si bu boole ñëw Khalifa Mbodj wax dëgg fa yàlla comité bi mu nekk comité bu am solo nga xam ne maire yi ñoom ñoo si nekkoon ñun ak les délégués de quartier ak GROSEP ak service d'hygiène ñun ñoo bokkoon di liggéey si commune bi parce que kat kenn mënul wax wàllu environnement te aussi doo si boole service d'hygiène looloo tax dañuy jaajëfal ñëpp di wax ne lii nag si njariñu askan wi la si askan wi la dem comme ni ko maa àlla waxee léegi nii nekkul loo xam ne dañ leen ko may rek pour ngeen def ko seen ay tiroir wala def ko ay yére déedéet pour mbalit bi la pour fexe ba mbalit mi jógee Bambey moom moo tax ñu taxaw si kon nañ ko sàmm utiliser ko comme ni ñu ko waree utiliser bu ko defee soo leen amee mbalit def ko si biir mbalit ba pare nag gérer ko am na sax ay programme ak ay projets yoo xam ne ne xalaat nañ ko ñun ak Sakoura ak mairie
si nu ñu fexe ba defar recyclage si mbalit bi nga xam ne moom la ñu nekk donc dinañ ci travailler incha allah di rafetluwaat liggéey bi di féliciter Sakoura wax dëgg fa yàlla il est très disponible à engagé nekk koo xam ne aussi pare na pour le développement de notre terroir kon ñun lay jàppale rek maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp merci beaucoup. yaa ngi jàppale ñëpp quoi jërëjëf donc ñu jox ko ci kàddu gi donc ki nga xam ni avant ñuy commencé nañ ko tàcc bu baax a baax a baax mu di Sakoura Badiane di suñu doom di suñu xarit ak jàppale bi Sakoura vous avez la parole. d'accord donc jox na kàddu gi baayam si dëkk bi dal si moom mu di suñu mag suñu imam Arona Deme El Hadji am kàddu gi jël kàddu gi. alhamdulilahi rabbil alamin dañ koy delloo sant yàlla bi ñu may ñu commencé ci bisimilahi àggale ko def bisimilahi rahmaani rahim li ci séntu ci tam yàlla ko yàlla def kàddu gi nag moo ko jël ci kàddu Sakoura ñoom waa Corps de la Paix seen statut may leen ñu wax ci biir mbooloo loolu tax mu yëkkati kàddu gi jox ma ko waaye lu ci rafet nga xam ne yéene bi rafet na waaye lu ci dëgg ngeen jubbati ko seen xel rafet xalaat bi bu njëkkee ñëw sama buntu kër ñi ko njëkk xalaat ñu toog ci buntu kër gi dëkk bi salte na mu ne moom daal bu doon sagoom day participer ci commune Bambey bi pour mu set ma ne ko nag da nga am njaatige dama sa njaatige waxtaan ak moom moom Mbayaan mais ñu doon waxtaan ba mooy sababu lii tey lépp am ci mu def ci góorgóorlu ci bu baax nag mu xale bu neex àndal xale bu bëgg liggéey xale bu am jëm ci li muy def parce que projet bi ñu ko commencé léegi matul 2 mois te liñ ko digaloon yëpp def na ko mboolem saret yi yëpp dane financement bi ci commune Bambey lay yem nañ ko jox doomu waa Bambey ñu liggéey ko poubelle yi doomu Bambey ko jënd bale yi doomu Bambey ko jënd maanaam projet bi yëpp amu ci lenn lu gën commune Bambey kon lu ci ne dewaat na ci biir commune bi ñu ngi sant monsieur le préfet bu baax ci seen taxawaay bi waaye di féliciter monsieur le maire Abel Sakoura mi ngi leen di gërëm di leen sant ndax lii bu ko mën tey yéen a ko jàppale ndax am nu mu doon demee dootu ci sawar waaye yéenam du lii rek parce que yéen dolliwaat leneen ak leneen ci kaw lii bu amee réussite mu ngi sant commune Bambey mi ngi sant ASEP bu sañoon nag ñu jàppale ko ci ba lii mu fi def ëllëg si biir muy résultat wax ne bi ñëpp dañu ko jëriñoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. aleykum salaam wa ñu boole loon ku si nekk wane ci donc cawarte gu mat sëkk quoi voilà donc on est au terme de si journée boobu ah kon nañu doon la kàddu gi xam ne daal lu si manqué aussi yow sa yéene ëpp na loolu ñun daal jéem na la ñu mënoon léegi on va la micro bi tàggat. jërëjëf monsieur le maire ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di tàmbalee ci nuyu bi monsieur le préfet. ak lii yokk ci mu bañ a yem fii ñu woo population yëpp ci lool parce que ndegam Sakoura bi nga xam ne américain la nekk Corps de la Paix moom moo mën a indi lii jàppalee ko dëkk bi am na ñu dëkk ci dëkk bi aussi ñu war a mën a jàppale dëkk bi taxaw ci dëkk bi pour que wàllu set boobu ñu xeex ko dañ ciy woo ñëpp amuñ ci xaaj ak seet parce que mairie bi institution la du outil politique kenn ku ci nekk boo génnee sa parti politique mën nga fi politique mais mairie bi institution la citoyen ci lañ bokk kon citoyen yëpp dañ leen di woo ci loolu kenn ku ci nekk la nga xalaat ne war ko mën a defal dëkk bi pour muy yokk ci dëkk bi nga nekk ci xam ne defaloo ko maire bi defaloo ko conseil bi mais population yi koy defal en tout cas di sant aussi presse bi ak seen mobilisation rafet na trop di ñaan yàlla lii nga xam ne jox nañ ñu ko ñu mën ko téye ba ñoom liñ ci bëgg en terme de résultat ñu am ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala en France. bon maa ngi tàmbali sama kàddu ci di nuyu mbooloo mi yëpp parce que seen teewaay dafa am lu muy firndeel lu am solo parce que li ñu fi tax a teew yaakaar naa ni ku ci nekk ci askan wi am na loo ci war a bay comme waar parce que set dafay commencer d'abord ci biir néeg yi génn ci biir kër gi génn ci mbedd mi balaw fépp donc ça veut dire que ki nekk ci néeg bi bu setee te ki nekk ci biir kër gi setul mënuñu am set bu ki nekk ci biir kër gi setee te ki nekk ci mbedd mi setul set mënul am donc moo tax président de la république jug waxaat lancé appel parce que dafa constaté que ni dëkk bi fépp foo dem da ngay gis mbalit ci mbedd yi ci ginnaaw kër yi ci wetu hôpitaux yi mu nekk loo xamante ni rafetul ci dëkk boo xamante ni ku ci nekk ci askan wi da ngay réclamer ni citoyen nga lu tax parce que bu amee lu jug lu war a jëm ci askan wi da ngay taxaw laaj sa wàll te citoyenneté comme ni may wax duñ ko natt rek ca
la sa dëkk warloo ak yow waaye dañ koy natt aussi ca yow la nga warloo ak sa dëkk te bokk na ci loolu lépp loo xamante ni day rafetal day baaxal day jubal nga ànd ci ak ñi nga xamante ni ñoom nga ci war a àndal pour dox ci sa waar donc may beral loxo nuyoo monsieur le maire ak adjoint di ko féliciter aussi ci liggéey bi ni mu ko doxalee di nuyu délégué de quartier yi di nuyu Sakoura di nuyu chef de service yi nga xamante ni ñu ngi fi di nuyu GIE parce que ñoom au-delà de nuyoo yi dañ leen a war a delloo njukkal parce que ba mu mettee dañoo daje ñoom xool ni war nañoo indi seen contribution ci ni mbir yi di doxe metti yoo na je sais parce que mos nañu daje ñu waxtaan ci mbir mi mais lii day nekk loo xamante ni da leen di delloo njukkal au-delà de li muy indi comme plus ci ni ñuy gérer mbalit mi mais yéen da leen di delloo njukkal pour wan leen ni leen ci li ngeen nekkoon moo baax parce que am na ñeneen ñu jóg pour fekk leen ci loolu donc ñu ci profité aussi di remercier di féliciter waa corps de la paix loolu day jëmmal rek rapport yu baax yi nga xamante ni am na entre peuple sénégalais ak peuple américain ñu nekk ñoo xamante ni yàgg nañu jàppale Sénégal donc bii day ñëwaat rek feddali loolu li nga xamante ni aussi bëgg naa ko wax yaakaar naa ni monsieur le maire wax na ko ñeneen ñi wax nañ ko set ci comportement la d'abord ci mentalité la boo nee yow doo tilimal sa morom wax ni duma tilimal mairie liggéeyam day yomb GIE liggéeyam day yomb te lu tax ñu ni dumay tilimal mooy que tilim boobu ngay génne sa kër yaakaar ni génne nga ko sànni ko ci mbedd mi mais da lay julalaat ay loraange ci beneen anam bu ma jëlee wàllu déchets plastiques yi mooy mbuus yi nga xamante ni bu ñu demee marché ñu ciy defal suñu demee boutique ñu defal ñu ci buñ ko jëlee buñ ko jëfandikoo ba pare rek sànni nga génn sa kër yaakaar nga ni yow débarrassé wu nga ci mbalit moomu mais en réalité mbalit moomu day continuer di dund ay téeméeri at day am jeexital ci sa alam parce que yenn saa yi taw bi ñu gis ñu am ay jafe-jafe lu ko waral looloo ngi ci jur gi bu ko lekkee na mu war a mel ci baax du ko baax bu ñu ko taalee ci mbalit yi nga noyyi ko mën na la jural ay feebar te boo xoolee ci biir Sénégal tey jii proportion wu maladie chronique yi non transmissible li muy faat dafa bëri te loolu am na en partie lu ko waral cadre de vie bi nga xamante ne ñu ngi ciy dund da ngay ñëw am butéel boo xamante ni dafa defoon produit chimique nga utiliser ko ba pare sànni ko ñu jël ko taal ko donc loolu da nga koy nooyiwaat donc moo tax matériel bi baax na teg ay bac baax na mais il faut que mentalité yi aussi suivre te loolu dañuy rafetlu teewaayu délégué de quartier yi ak yeneen composantes yi parce que ñoom am na ku ko wax ci ñoom ñooy relais wu administration te bu may wax administration de façon globale parce que ñooy représenté maire ci seen quartier bu état soxlaa aussi jëflante waa quartier bi ci ñoom la koy jaar ñooñu dañ ci am pàcc bu am solo buñ ci war a dox mooy buñ leen joxee matériel bi balaa ñu koy joxe war nañoo woo waa quartier bi yëpp ku ci nekk ci ñoom jël engagement bac bi ñu lay jox di nga ko teg ci si biir kër foo xamante ni kenn du amati prétexte ni gisuma fu may sotti bac ba ka ko war a jël aussi bu ñëwee du ni gisuma bac ba mu jël ko yóbbu ko fa mu ko war a yóbbu donc loolu tey jii lu ñu war a insister la parce que bu amul matériel bii nga xamante ni dépensé nañ ci koom-koom bu am solo aussi daanaka dañuy xool ni du jariñ dara te loolu yaakaar naa ni taxul projet bi jug parce que finalité bi du jënd ay bac wala jënd ay charrette mais finalité bi mooy cadre de vie bi na mu meloon bu njëkk mu am lu bëri lu ci soppeeku jëm ci lu baax donc délégué de quartier yi ñu ngi leen di dénk loolu beneen fànn bi nga xamante ni bëgg naa ko wax mooy wàllu gestion mbalit dafa am ay pàcc yu bëri
dafa am ramassage am collecte am tri am traitement ba am sax yeneen pàcc yoo xamante ni mën nañoo jëfandikoo mbalit moomu ba def ci loo xamante ni mën nañoo jariñaat recyclage noonu la ko tubaab yi tuddee bu ñu xoolee ci biir Bambey moo tax dañuy profité ci cérémonie bi lancer appel aussi autorités yi pour que ñu xam ni waa Bambey en fonction de moyens yi ñu am ñu ngi xool nan la ñuy jëmmalee appelu chef de l'État mais moyens yi mairie bi am doyul doy boo xamante ni dinañ mën a egg ci pàcc yooyu mooy au moins ñu am benn décharge contrôlée boo xamante ni xàll bu yaatu lay doon pour que mbalit mi buñ ko génnee ci kër yi ñu bañ koo teg rek ci taatu kër yi parce que boo ko tegee ci taatu kër yi day dugaat ci kër yi n'est-ce pas ñu ciy profité aussi di wax ni nguuru Sénégal moom ala kulli haal dafa déterminé pour lutter contre les dépôts sauvages d'ordures maire wax na ko sànq boo gisee FERA ñëw fi looloo tax boo gisee UCG aussi ñëw fi loolu moo tax donc li ñuy ñaan rek mooy état gën a yokk parce que ku gis Bambey léegi ni mu toll ñu boole ci am université boo xamante ni daanaka 8000 personnes ñoo fa nekk ak seen production déchets donc dina laaj aussi ñu taxawal benn système boo xamante ni dina permettre ñu mën a gérer déchets yooyu ba mu mën a bañ a gàllankoor sunu alam n'est-ce pas donc loolu daal ci ay kàddu yu néew laa bëggoon a wax di jaajëfal ñëpp di féliciter maire di leen wax ni sunu teewaay dafa jaadu ci occasion yu mel nii parce que état ak collectivité territoriale dañoo war di lëkkale seeni xalaat seen doole pour que lépp lu ñu song mën koo daan donc moo tax à chaque fois que yu mel nii am man daf may jaral ma dagg sama yitte yëpp pour jëmmal solidarité état mais won aussi que ni ñun ci citoyens yu Bambey lañ bokk te lépp lu ñoral waa Bambey aussi ñun ñor nañ en français. Bon, ça c'est le dictat de la presse. Donc je voudrais d'abord me réjouir de cette initiative qui consiste à travers le GIE, mais également les délégués de quartier, du matériel destiné à améliorer le cadre de vie dans la commune de Bambey. Ce qui constitue pour moi un écho favorable par rapport à l'appel que le chef de l'État a lancé à la salubrité. Appel aux 8000 étudiants et qui constitue un établissement qui génère et qui produit beaucoup de déchets. Malheureusement, en l'absence de système d'assainissement convenable donc, et de décharge contrôlée, ces déchets sont déposés donc, ça et là, et cela ne participe pas à une amélioration correcte du cadre de vie de Bambey. Mais je voudrais en tout cas, à l'instant présent, saluer cette initiative, mais aussi inviter les citoyens à adopter les comportements nécessaires pour que chacun puisse jouer sa partition dans la gestion des ordures dans la commune de Bambey. Je vous remercie. Ah, ça y est, voilà.